waaye nag bi mu koy laataa yóbbu am na ku mu ko dénkoon mooy jëmm ji moom la def muy baayam mu taxaw Nguéniène nag pour war a xëccoo mairie Nguéniène te yàlla na ko sunu borom jox ci barke yonent bi ndaxte lii tax ci biir parti socialiste ëllëg mbër mii nu am bu taxawee na parti bi laa soxla pour dégg leen ko sumay loxo ñii ñooy ñii encadré wu ëllëg ànd ak moom jàppale ko mais ndur bii jóge ba ñaga ñaaw barke Demba Ndiaye la ñu fa dem waaye dem fa bañ fa dem moom it soxla na mairie ñaga ñaaw ma bëgg ngeen ñaanal leen yàlla sunu borom jàppale leen dama koy jox mu sànni si ñaari moom Massamba Thiaw bu ñu paree ki nga xamante ne nii mooy l'homme sincère wax ay kàddoom. jërëjëf Maodo asalaamaaleykum mbokk yéen asalaamaaleykum monsieur le maire ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di baalu àq ci tardement bi waaye yàlla dafa def bi ñuy jógee Nguéniène boobu daanaka guddi na ndax dañoo yendi ci ñaari dëj ak ceet si nga xamante ne fa lañ dëkk muy suñu Nguéniène et aussi koñ bi ma dëkk mais bésu góor gi siis mënuñ fa ñàkk a dem moo tax yàlla mooy def lu ne mënoon nañ ñëw fekk mu tas waaye li yàlla def dañ see bokk parce que dañu bokk ak moom dañu ànd ak moom te place bi ñu nekk tey je pense miin nañ ko ak le président Ousmane Tanor Dieng. Je me rappelle en 2017 bi dem ci élection législative war a fal kii toog nii di honorable député ci ñàkk keñaanam ndax bu ko neexoon boobu amul ndombal tànk bu ko neexoon mu ne man maay secrétaire général wu yéen donc man sam bopp damay cëral sam bopp balaa ma jox keneen waaye ñàkk keñaanam ak xam politique xam njaboot mun a téye njaboot moo tax mu forcé kii jiital ko mu jaraloon ko lu nekk nag mu jaraloon ku nekk parce que suñu kanam la woon mu doon nañ ko jëloon nañ ko sa yóbbu feneen mais fullam ak faydam ak bëgg lu muy def moo tax mu xeex ba lii am donc honorable bu ñu ñëwee aussi fekk la si toogaay bi dañuy gërëm di la sant di la gën a encouragé di la xamal ne si sa ginnaaw kii ku muy def si yow man dama koo fekkee nekkul luñ ma ne teg dama koo fekkee donc yàlla na la yàlla jox beneen ndombal tànk parce que tey bu ko yemaloon si moom mënoon na nekk député waaye xëy na li ko président de la république jox tey du ko amaat te bu boobaa day yem si moom donc kii bu nekk honorable mu nekk leneen ñu ñaan keneen nekk leneen si biir comme ça mu gën a yaatu donc kon nag professeur ci sa ñàkk kañaan boobu ñu ngi lay ñaanal yàlla jox la beneen ndombal tànk parce que sa xam-xam jox na ko sa xam-xam yor na ko sa yar jox na la ko sa leneen jox na ko dama jógee Nguéniène ñëw fii en daaw en août c'était le 17 août ñu am ñu ma indi lu mot une délégation de 50 personnes dañu jàkkaarloo ak moom am na benn jigéen si ñun dafa jooy bi ñu paree mu ne ma bi ma ko gisee sama xol dama jox Tanor si tey bi si yar bi si physique bi maanaam kanam ak taxawaay donc am na li yàlla def si moom te fii en 2017 la Tanor waxoon ne ci sama kanam bu élection paree ba si ngoon sa yéen ak Nguéniène moom rek lay xool parce que yéen ak Nguéniène rek la ñuy gagné à 100%. donc loolu lu am la lu déggu la fii rek laa gis góor gi siis du woo waa parti socialiste ñoo leen ngeen jàppale ma waa jox leen ngeen ni Tanor doon gagné Nguéniène noonu lay gagné yéen te loolu li ko waral leneen lu dul tey respect bu mu jox waa yéen parce que nit ñi nag moo leen waaye nag am na foo leen teg ñu teg la foofu dama la ne am na lu ma romb si yoon bi mais li ma yoon si yoon bi ak li ma gis fii bokkul kon nag mbir mi xam nañ fan la ne ñi mun di jéem ak ñi nga xam ne dañoo mer di jéem bokkuñu donc kii dafa am lu ko yàlla jox ak waa yéen daf leen yëg te pare sorale leen donc professeur ñun ñu ngi gën a feddale coloré ak yow di la jàppal ne fi ñu tegoon Tanor démb ak barki démb di ko doxal di ko waxal mu xam ko ñu ngi gën a taxaw foofu tey suba ak ëllëg yéen waaye yéen nag ki nga xam ne moom mooy seen doom moom mooy seen lépp su ngeen soxlawul ngeen jox ñu ko ñëbbu ko Nguéniène ndax soxla nañ ko foofu
xam nañu lu mu mën xam nañu fu mu taxaw xam nañu li nga xam ne aussi mun na ko apporter population bu yéen tey lu ñuy def ci politique lu ñuy jéem ci politique duñ ko def te waxuñu ko laajuñu ko parce que day nañ ci côté yëpp donc yàlla na la lay jox ndam mais li ñuy xalaat ci yéen du ñu gagné ak ñàkk a gagné li ñu gañaat kay mooy ndam mi maanaam taux de participation bi ak taux bi nga xam ne moom ngay dóore nit ñi mu gën a yokku loolu la ñuy xool loolu ngeen war a xeex mais bu leen xeex ndax góor gi dina gagné wala du gagné loolu ñàkk a gagné xalaatuñ ko mais nañ ko gagné ba kenn fu suba ku bugg a posé waat candidature nga xalaat jël bi ñu dooroon ñen nekkoon dem ak barki dem loolu moo koy may ñu ngi gërëm ñëpp di sant yëpp. jërëjëf jërëjëf merci.